merci beaucoup waa Régie ñu ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi baaxoo di seetaan Allo Prestige ñu ngi lay nuyu bu baax a baax heure bi léegi dafa changé dañ koy jël de 16h30 à 17h30 di nuyu ay kilifa aada yi kilifa diine yi ñi nga xam ne ñoo baaxoo di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye nag du ñu fàtte waa diaspora bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci YouTube Facebook Instagram WhatsApp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di wax nawet nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen véranda salle ëtt di naan seen ataaya jamono ci bàyyi leen ñu suñu kaas ñoo ngi koy ñëw jël Allo Prestige di door 16h30 ñu koy doxal de lundi à jeudi fii ci studio Prestige TV ma ciy ànd ak sama góor gi nag Pape Thioune waaye tey nag dàq naa ko jël naa Saturne Alaaji Saturne Ndione Allo Prestige min na ko ndax moom laa ko ubbee ndool woon ca foofee ba ñuy inauguré foofee di ISEP. maa ngi ci générique bi sax. waaw yaa ngi ci sama nataal a ngi ci générique bi sax. waaw Alaaji Saturne Ndione dama lay dàq de yow joxe gu ma la nga nuyu. loolu mooy wane ne ca laa bokk. loolu da damay dëggal rek li nga wax di ca laa bokk. yow joxaguma la papa bu ko suite joxaguma ko mu nuyu nga koy suite ah voilà Alaaji Saturne Ndione nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Cécile Sène. yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm maa ngi sant borom bi subhanahu wa taala. kontaan lool comme d'habitude. ñëw bi ma ñëw. ngir wuutu sama frère di sama élément le grand Pape Thioune. mi nga xam ne saa yu toogee ci plateau bi rek jëf boo xam ne day firndeel lañ ko wala day dëggal rek la taxoon. ñu dénk ko ni mel kon nag chapeau à lui. yow it gàcce ngalaama yow ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def ñu ngi leen di bàyyi xel. émission bi saa yu tàmbalee rek dañu nekk ca bureau ba di leen saytaan. ngeen ci def lu am solo waa Thiès di ci gis seen bopp askan bi di gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy liggéey mi ngeen di def su nekkoon nag askan bi gisul ca seen bopp ñoom duñu leen bàyyi xel kon jërë ngeen jëf liggéey bi rafet na wéy leen ci tànk bi ngeen taxawee ngir jëmal liggéey bi kanam ngir askan bi. merci beaucoup 16h34 minutes moo jot ci studio Prestige TV mais nag ñu ngi koy séntu foofee nga xam ne mooy assemblée nationale bu ñu fa daal di taxawlee seetlu xët mu yekk ci daal di journaux yu bari bu ñu ko xëyee tey jii mooy loolee nga xam ne mooy loi bi nga xam ne lañ daal di fas yéene daal di waxoon ne dañ ko bëggoon a légaliser li nga xam ne moom mooy góor jigéen ñii ne waaw ñii ne déet ñii ni déet nag li nga xam ne moom mooy Sénégal di suñu confrère cité na seeni nom waaye nag damay bàyyi Alaaji Saturne Ndione le grand journaliste daal ñu ciy defal ma daal di caaxuus ndax nekk na nag lu am solo mbir moomee ndax d'habitude wax yi day faral di bëri effectivement nit ku nekk di waxee ne te na ngay déggee wax ja daa mel ni des fois doo ko xamee noonu ñun nag taxawuñu fi ngir jëmmal wala dëggal góor jigéen ndax ñun ay jullit lañu te góor jigéen duñ ko mos a dëggal effectivement faw ci gàttal ab projet de loi la ma fàttali ne nguurub Sénégal buñ ko sampee ca jamono ya indépendance jamono yàgg ba léegi am na peine bu mu def ci góor jigéen képp koo xam ne jëfee nga jëfub góor jigéen maanaam nga nekk góor sëkk ak sa moromub góor nga nekk jigéen nga sëkk ak sa moromub jigéen wala nga nekk góor di sëkk ak bàyyi ma wala nga nekk góor di sëkk ak ko nga xam ne ab néew la yooyu yëpp la ñu tënk ñu ne lii anti nature la maanaam bokkul ci yoon lu yoon nangu ba tax na nag loolu yëpp ñu daal di ko boole ci carcan boobu wax ne képp koo xam ne rek def na ko yoon am na daan bu muy def ci sa kaw daan bi nag dem na sax ba juróomi at ci kasu jamono yi nag ay député yu bokk ci langu kuje gi ñoom nag dañoo jëmmaloon benn projet daal di ko jëbbal assemblée nationale wax ne dañoo bëgg naam dañuy condamné nañu ka nga xam ne day def wàllub góor jigéen waaye nag dañoo bëgg ñu criminaliser ko maanaam pour leeral mooy ne criminaliser mooy ne ñu jëmmal loi boobu ñu taxawal ko ba képp koo xam ne rek jëfee nga jëfub góor jigéen ñu jàppee la rek wala ñu ko lay àttee rek ka nga xam ne dafa faat bakkanub doomu aadama loolu nag la ñu sàkku woon ba waa assemblée nationale xoolee mbir ya wax ne position bu réewum Sénégal jël ci wàllub góor jigéen yàgg na koo jël te kenn du ko natable kenn daganuñ ko ci biir Sénégal waaye nag la jëm ci wàllub criminalisation ba daal moom la ñu wax ne ñoom jote nañu rejeté loi boobu
waaye nag góor jigéen ñu ngi koy wéy di ko daan ci réewum Sénégal képp koo xam rek jàpp nañ la ci mbir mi te yoon teg la loxo di nga am daan boo xam ne ni ñu ko teg sa kaw waaye nag nekkul ne nguurub Sénégal dafa daal di dëggal la ñuy wax góor jigéen soxna Cécile. merci beaucoup Sénégal di suñu confrère daal di fësal tur ña nga xam ne ñoo nekkoon ci assemblée nationale nee na ki nga xam ne moom mooy Ndiass ak Abdou Mbow Gadiaga Alelo ces députés qui ont voté contre la criminalisation de l'homosexualité ñooñee nga xam ne ñoo nekkoon ci assemblée nationale ci loolee rek la ñuy daal di doxanee di gën a wëy ci xibaar yi nga xam ni ñoo daal di xëtu ci xët mu njëkk ci journaux yu bari tey ci suba lu ci mel ni suñu kaan yi suñu joueurs yi fu ñu toll. gandeb équipe nationale bu Sénégal jërëjëf Cécile fa nga xëcc de loo foofee neex na ma lool. ndax tàggat yaram. deret bii. dërëb tàggat yarama. macha allah yàgg naa koo def des années et des années. su ma waxee joojo naan yaa ngi nax sa bopp. joojo si la maa koy nuyu su ma nee tàggat yaram moo tax màggetu ma mu ne ma yaa ngi nax sa bopp màgget nga. non màggetu non léegi gaynde yi nag démb. ci alarba bi. ñu ngi nii ngay merci beaucoup Papa Sow la ñu egg fële ca aéroport bu Douala nekk ca Cameroun. gandeb Sénégal nag bokk ci Coupe d'Afrique des Nations bu fas yéene door ci juróom-ñeenti fan ci weerub janvier 2022 jàpp nag juróom-benn fan ci weerub février. barki démb nag son excellence njiitum réew mi. daal di leen jox raayab réewum Sénégal kañ leen wax leen ne. classement yi yëpp Afrique yéenay faral di jël paie. Coupe d'Afrique bi passé jot ngeen dem ba egg final. waaye nag jamono yi nag jot na sengeem ngeen daal di yenu ndam li daal di ko indi. ñun ñëpp loolu la ñuy ñaanal gaynde yi. waaye nag bi ñuy dem juróom-ñett ci ñoom daal di nañu des Ndakaaru ndax lu tollook juróom-benn ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci délégation yi dañ leen a testé positif ñu am jàngoro coronavirus. ñaari joueurs yi di. Mame Falis Mendy ak Mame Baba Thiam. ñaar ñooñu nag bokk ci ñaari joueurs yooyu nga xam ne am nañu feebar bi. waaye Cheikhou Kouyaté aussi jotoon na koo am waaye wër na. ba moom dem na. waaye nag bu waa Sénégal ragal dara bu ñu tiit dara te bu ñu jaaxlee Mame Falis Mendy Nampali Mendy man football lool su nekkee ne tànn nañu fan yi rek dinañu rejoindre groupe bi fële ca Cameroun ñu jàpp ne naal gaynde yi egg nañu biig ci guddi mu nekk nag loo xam ne ñun ñëpp kontaan nañ ci. Sénégal nag mu ngi fas yéene jouer match sam ca stade ba nekk ca Bafoussam foofu nag Sénégal mu ngi bokk ci groupe B mu nekk nag loo xam ne nag ñu ngi koy xaar altine dina jamarloo ak réewum Zimbabwe ca la jëm ci njëkk match bu Sénégal ci Coupe d'Afrique ñuy ñaan gaynde yàlla taxawundi leen ba ñu am ndam ndax seen poule daal ne c'est jouable équipe ya fa nekk daal Sénégal équipe yooyu yëpp kenn mënu ko ci dékku kuy pronostiquer rek soo jolee pour groupe B bi automatiquement da ngay wax ne Sénégal impérativement war na mën a jël paie ngir génn ci match premier tour bi waaw. merci beaucoup jàkkaarloo yi gaynde yi fas yéene am altine di fukki fan ci weeru janvier. ñu fas yéene koo amal foofee ca Bafou di stade ba nekk ca Cameroun. ci groupe B la Sénégal bokk ñu fas yéene jàkkaarloo suñu premier match ak waa Zimbabwe ñuy ñaan yàlla rek génn ci ndax ndam li nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique musta ñëw Sénégal CAN 2021 yàlla na doon suñu CAN gaynde yi loolu lañ leen di ñaanal ñi nga xam ne nag ñoo feebar ca loolee nga xam ne mooy corona waaye nag duñ ko tuddee corona omicron lañ koy daal di tuddee ànd ci Saturne Ndione dem daal di seet kër docteur lu fa xew. waaw kër docteur de ñoom ñu ngay wéy di wax la nga xam ne moo yitteel mbas mi di coronavirus. ma fàttali na ne mbas mi bu mu duggee ci réewum Sénégal boobu ak léegi yàgg lool. waaye it waa kër docteur bàyyiwuñu seen loxo ñu ngay wéy di jàmmarloo ko feebar bi ngir jëlee ko ci miim réew di Sénégal waaye nag bés yi weesu yëpp soxna Cécile. gis nañ ne daal mbir yi mi mu ngi war gën a wéy di jëm kanam. ndax cas yi ñu ngay wéy di gën a yokk ci réewum Sénégal. tey nag am nañu 519 cas. yoo xam ne bi ñu desee test yi daal 519 yëpp am nañu la nga xam ne moom mooy coronavirus. 349 yi yëpp waa Ndakaaru ñoom ñoo yennu ni mel. mu nekk loo xam ne nag kenn na tablé wu ne mbas mi mu ngi wéy ci jëm kanam ci réewum Sénégal. waaye nag lenn rek benn jàngat rek laa ci mën a def soxna Cécile. ndax gis nañ ne bu mu ñëwee ci Sénégal yàgg na lool amat na at ak ren ji dañoo waxoon ne na askan bi fexe daal ba mën a def ay pexe samp ay pexe ba mën a dëkk ak jàngoro joojee ndax jàngoro boo xam ne nag ñëw na te kenn gisagul wala kenn xamagul ana ban garab moo koy faj digle yi rek waa kër docteur ci nga mën a sàmmoo fexe daal ba rëcc ci ni mel. ñu bëri nag ña nga xam ne ñu ngay topp sàmm digle waa kër docteur
ñu ngay mucc bu baax a baax ñi nga xam ne nag topp ñu waa di kër docteur ñoom ñooy faral di jël feebar bi. waaye nag takkub masque bi nag bëri woon na loolu ay jamono waaye fu mu toll nii soo rombee ci mbeddub Thiès rawatina yeneen dëkk yi nekk ci Sénégal. masque yi de nit ñi daa mel ni daal tegee nañ ko fële loolu firndeel ne daal accepté nañu maladie bi ñu ngi dëkk ak moom. te moom it mu ngi ñuy dal ñuy wër. mu nekk loo xam ne nag nit ñi waris nañu it fonk la nga xam ne mooy vaccination yi. ndax lii bi vaccin yi ñëwee ba léegi nit ñi nga xam ne ñoo jot a vacciné wu lim bi néew na lool. te vaccin yaa ngi nii te doo fay dara. kon nag te nag damaa jàpp ne feebar su duggee ci ab réew. wala feebar li ko mën a daan mooy ñàkk vaccin moo ko war a daan. wala ay garab kon nag nit ñi ñun ñoo moom vaccin yi ngelewaay nañu fexe daal ba daal di dem vacciné wu ci daanelee nag ne feebar bi nag gis nañ ne 4e vague bi la yeneen ya daan rey ci doomu aadama. gis nañ ne nag néew na lool. ndax depuis cas yi yokkee ba léegi bés yi yëpp amuñu benn décès ba démb la ñu am benn nit bu ñàkk bakkanam waa kër docteur yi di def seen kéemtalaay kattan ngir fexe daal ba jëlee li nga xam ne mooy feebar bi ci réewum Sénégal ngelewaay Cécile man ak yow nañu sàmmoonteeg digle yi ndax ëllëg suñu sët yi ñu daan leen léeb naan leen jamono feebar bu metti boobee comme ni mag yi di leebee jamono peste ba ñu ne nag ñun ñi ñoo doon sàmmoonteeg digle waa kër docteur moo tax ñu yi rëcc ci mbas mi di coronavirus loolee nag wareef na bépp citoyen ba tax na nag nit ñi war nañu sàmmoonte ak digle yi soxna Cécile Sène. jërëjëf Alaaji Saturne Ndione loolee moo xew ci kër docteur ñuy ñaan ka ca faatu yàlla xare ko àjjana ñuy ñaan coronavirus daal di fay jugee ak jàmm ak salaam ndax laal na képp kuy doomu sénégalais rek coronavirus tiital na la omicron dal ci kawam doon rakkam wala doomu bàjjanam ci biir feebar boobu nag omicron moo daal di xaw a yëngal jamono ji Sénégal ndax bu ñu jugee ci 31 décembre ba keroog ci le 3 jàpp le 5 ba tey ji le 6 coronavirus ànd ak omicron dañoo daal di bari loolu ci biir Sénégal ñuy ñaan yàlla rek mu gaaw fi jóge waaye nag yéen ñi nga xam ne jamono ji yéen a yor rassemblement muy leader yi nga xam ne ñoo war a dem fas yéene daal di jàmbarloo le 23 incha allahu rabbi yéen ñi nga xam ni yéenay ànd ak mbooloo di leen sensibiliser waale déglu jàmmonteeg waa kër docteur yi di yor masque yi di yor gel yi aussi tamit di gën a moytonte rek ndax looloo fi jëlee omicron ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Alaaji Saturne Ndione ñu daal di dëgmal li nga xam ne moom mooy élection le 23 janvier bi ñu daal di dëgmal le soir du 23 janvier li nga xam ne mooy Thiès nord est ouest ak Thiès ville dinañ xam kan moo fay gaynde mu fay toog ku nekk daal di samp ndënd ngir naan mën a jox leen ma ngeen dénk ma doxal ka nga xam ne la nga xam ne kaf fa yoroon doxalu ko loolee nag la politiciens yi fas yéene addu ci juróom-ñetti fan ci weeru janvier ndax campagne bi le 8 lay door jëm nag ba ngoonu ba bi ñuy waaj a jamarloo la jëm nag ci élection yi waaye nag wax ji lenn rek la ndax candidat yëpp ku nekk nag citoyen nga te citoyen bu nekk am nga sañ-sañ nga daal di laaj la kee laaj yow am nga sañ-sañ laaj man it am naa sañ-sañ laaj waaye nag ku nekk nag ak sa ambition man ak yow nag amaguñu ambition ngir laaj ci gox ak gox waxaal mënuñu koo laaj sax nañu nekk ay citoyen waaye nag am nañu droit ne kii lañ fi war a tabb waaw ndax am nañu droit boobu ndax man ak yow ñooy wate ngir ñëw ñu am voilà am nañu droit boobu ne kii lañ fi war a tabb tout à fait ci loolee rek la ñuy daal di wëyee nii doxal Allo Prestige comme ni ñu koy waxee saa su ne Allo Prestige li ko ñor mooy li ñor askanuk Sénégal ni ki démb nag dañoo yeewu waale xët ne ñi nga xam ni ñoom ñooy ASP yi ñoom dañoo jël grève 72 heures ndax ni ki le 31 décembre la seen contrat jeexoon renouvelé nañ ko chaque 2 ans depuis 2013 ba léegi nee nañ nag dafa doy jaratul renouvelé dañoo bëgg ñu dugal leen fu wóor a wóor ndax ñoom ñooy di ASP yi ku ci yorul li nga xam ni moom mooy ay diplôme yu xam ni jar na mérite rek yor nga yu ni mel donc am na il est temps ñu jox leen respect la ñu daal di diglante woon ak ki nga xam ne mooy ñiitu réewu Sénégal di Macky Sall loolee lépp dara amu ci looloo tax ñu daal di taxaw tembe ne bu ñu bañee sax ba ñu dàq leen moo leen di gënal ñu delluwaat ci la ñu nekkoon dañuy ànd ak Malick Diouf dem seetaani ko ci reportage boobee nga xam ne jël nañ ko ci kenn ci ñoom daal di ñëwaat ci plateau bi. waaw ok man grève bi je suis tout à fait d'accord mais 72 heures sax laa d'accordul quoi ndax man damaa gisoon dañoo war a def grève jusqu'à nouvel ordre parce que daa doon loo xamante ni nii ñun dañuy ay citoyen ay honnête citoyen bañoon a sàcc baa ñu dugg si naka sudul noonu ndax majeure partie bi dem nañ armée dafa naa ni jël 2 ans teg ko ci vie armée gratuitement volontariat ñëwaat après ASP ubbi ak li nga xamante ni yëpp dañu ko see waxoon te gisuñu si dara
ñun ñu doon ñoo xamante ni doon newoon ci ay bërëb di liggéey ñu amoon fa nag ay payoor yu baax a baax bi ñu jugee ci kaw loolu ñu ni ñu lii mbiru état la ñu bàyyi yooyu liggéey ñëw ba fii boobu ba léegi amuñu si satisfaction avancé wuñ ci dafa ñu si dara 2013 à nos jours 2013 ba tey jii nii dafa naa ni loolu yàgg na yaay booy ci koo xam ne ni mi ngi muñ donc dafa naa ni jàmbaar mënut a weesu loolu honnête citoyen mënut a weesu loolu et nous avons servi nag avec honneur et dignité et que aussi dugguñu ci benn yoon loo xamante ni nii dañu ciy xeeb wala ku ñu ci gis ëllëg mun nga ñu cee yedd loolu moo waraloon ñu banque suñuy loxo ni dootuñu liggéey au début ce qu'il nous avait dit que mooy dañuy li signer un contrat boo xam ne nii c'est renouvelable une fois 2 ans renouvelable une fois ça fait 4 ans et que nag ñëpp xam na ni nit ki boo ko tënkee ñeenti at ci benn bërëb bu paree war nga mën a xool ci yan condition nga ko teg ndax boo xoolee ñun pécule yi ñuy jox ci ASP bi dafa naan ñëpp xam nañ ko dafa naa ne yorul sax xar yi nga xamante ni nii moom ngay yar ci sa kër donc nit ki war nga ko mun a teg ci yeneen condition yu gën yooyu yeneen condition yu gën a meilleur yooyu yeneen condition yoo xamante nii kat du rëccu lan moo tax muy doon servir pays ndax ñun rëccun benn yoon lu tax ñuy servir suñu pays ah. non on n'a pas besoin d'être renouvelé parce que renouvelé 2013 ba 2021 doy na li naan attendre mënut a weesu tëdd ci lalu hôpital 2013 ba 2021 ñuy renouvelé contrat yi doy na nous ce que nous voulons c'est une insertion nan ñu dugal fu wóor teg ñu ci loxo yu leer bu ne un corps spécial day difficile si ñoom maa ngi la koy wax sànq si sama njëlbéen wax ma ne la ñun suñu biir am na si ñoo xamante ni nii ay anciens militaires lan te bi ñu demee armée ku ci nekk daf nga ay CP mooy certificat pratique boo xamante ni nii métier lan la ci wutal bu garantie moi qui te parle je suis un agent de santé diplômé des forces armées sénégalaises en plus agent de santé boo xam ne am na ay diplôme civil donc nit ko ñooñu pour nga insérer leen tey war naa mën a yomb ndax boobu ba léegi ñoo ngi def ay recrutement yoo xamante ni nii yenn saa yi sax da ngay gis ni yaama neex lay doon ndax man damay am sama mbokk rek xool fu ko mën a dugal ma dugal ko fa nga bàyyi ñi nga xamante ni nii boobu ba léegi ñoo ngi jug ak a daw dafa naa ni non ñun bëggatuñ renouvellement quoi ñun li ñu bëgg mooy ñu teg ñu ci bërëb yu leer jox ñu suñu àq ak suñu yelleef waaw loolu la. waaw ok comme li ma ko waxoon ci début bi ñoo ngi gërëm waa Thiès Prestige à travers mon ami mon frère Malick mi nga xamante ni nii dafa naa ni moom lii 4 ans ci ginnaaw waxoon nan ci ndax gars yi sax danoo yeex man ba ma naroon a déclencher affaire bi yàgg na mais duñ ko def ci violence duñ ko def ci dara lenn rek laa d'accordul ak sama morom yi nga xam ñoo ngi koy wax mooy 72 heures pour man 72 heures dafa ndaw dama ne nanuy toog suñuy kër ba koroog ñu ñuy teg ci condition yu baax waaye duñu xuloo duñu xeex mën nañ ko nag de ay anciens militaires lan mën nañ ko bu baax a baax a baax a baax te gars yi koy def dàquñu ko waaye duñ ko def ndax ñun ay citoyen modèle lan ñu ngi leen di gërëm leen sant wasalaam. lañu ci loolee rek la ñuy daal di jaajëfal ko ki nga xam ni moo am disponibilité wu ñu jël ko ci reportage merci beaucoup Papa Sow ci loolee nga xam ne mooy thème bi dañuy daal di ubbi téléphone bi en attendant le temps à Saturne di ci xuus ci 33 989 00 90 33 989 00 91 ci loolee rek ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne ñooy ASP yi réclame le renouvellement de leur contrat mais nag ñii ne waaw ñii ne déet ñii ne contrat soxlaatuñ ko ñu dugal leen fonction publique moo leen gënal lool teg leen dans les bonnes conditions moo leen gënal ci loolee rek la ñuy daal di ànd ak Saturne Ndione mu daal ciy def jàngat le grand journaliste. rappelel numéro yi. voilà le 33 989 00 90. le 33 989 00 91 Daba Ndiaye numéro yaa ngi noonu. mu ngoog gis nga ASP yi. li ñu wax ñëpp dégg nañ ko. ñoom ñoo leen ko diggoon kay. c'est impératif am nañu droit laajte ko ne yéen nañu waxoon lii il faut tenir promesse. est-ce que tamit Saturne en tant que journaliste est-ce que l'État am na droit wu tënk ay nit plus de 2013 à nos jours ça fait 8 ans. donc est-ce que État am na droit di tënk ay nit yoo xam ne yow yaa leen waxoon ne leen ni lii boo leen ko defee ma def lii est-ce que État am na droit boobu. waaw loolu laa lay wax rek moom laay wax ne comme que ñoo leen ko diggoon. kon xam nañ ne nit waroo téye nit ki ci benn durée boo nga xam ne moom xam nga ne da ngay renouveler waat soo renouveler ñaari yoon. contrat bi nee nañu renouvelable 2 fois de 2013 à 2008. mu nekk 8 ans. kon nag renouveler nañ ko ñaari yoon. te texte yi maîtriser wu ma ko à 100% mais jortu naa ne it. nit ki soo ko renouveler benn ba ñaar. te wax nga ne 2 fois renouvelable kon impérativement la ca tegu
taxaw ci seen mbir à 100% la war a doon. mais lenn rek moo ma ci xaw a jaaxal mooy. ASP yi déjà bañ koy waaj a jëmal pour sos ko. ba ñu waxee ne nangam lañ leen di fay. la mer ba fut parce que nit nangam boobu lan la en tant que journaliste Saturne Ndione nañ leen ASP dañ leen di fay une somme de 50 000 francs. 50 000 francs kon loolu la waa ji di wax naan Moustapha loolu lay wax naan li ñuy fay jarul jox matul sax li ñuy jox suñu xar yi. voilà xam nga nit ki. mais est-ce que du loolu lépp waxtaanee nañ ko ci contrat avant que ñuy ñëw fii. waaw normalement xanaa ñàkkul ne rek dafa am lu ñu leen di diggoon ci biir rek mais man franchement pour être honnête yow nit ki la nga koy fay ça devait waroon nañ koo nëbb wax ne nit ñi nii lañ leen di fay. déjà parce que salaire c'est personnel. waaw mu ngi noonu déjà ñëpp xam nañ ne ASP nangam lañ te li ma ci gën a métti aussi. ASP yi la majeure partie def nañu seen service civique service armé. def nañ fa armée 2 ans ba maîtriser lu nekk. le fait que ngay wut corps ASP. Mieux vaut nga daal di ñi nga xam ne def nañu armée te maîtriser les rudiments de l'armée nga daal di xool ni nga leen di insérer ci gendarmerie ak police ak yooyu sax c'est mieux. wala rengager ñenn ci armée bi. mais malheureusement wut nañu corps boobu nga xam ne mooy corps ASP yi ñu ne agence de sécurité de proximité. nit ki di def sécurité joxoo ko benn jumtuwaay boo xam ne moom lay mën a amalee sécurité am. gëdd bi ñu war a am kenn joxu leen ko. des fois ASP c'est pourtant liggéey bu am solo la ñuy def. dañu nekk ci circulation bi. chauffeur teguwul la nga def tegoo ko fenn ci yoon wala nga yor sa moto di jaay la nga xam ne tegoo ko fenn ASP bi seere la nga naan ko dimbali ma wala nga koy sànni loxo nga ne ASP nga doon. mais Sénégal dañoo wax police bi parce que kilifa yi ñoo joxul ASP. voilà c'est effectivement loolu laa bëggoon ñëw parce que l'État bu joxul ki ñi nga xam ne moo leen jox fonction. bu leen joxul cër amaan na ñi ci biti duñ leen jox cër. parce que gis nañ ko fii ci ay vidéo pas mal de vidéos. ASP dafay arrêté moto Jakarta sax boo moytuwul day accélérer ci kaw. voilà les deux parties nag pour votre information les deux parties bëggoon nañ koo jël. disponibilité wu monsieur Diallo di chef ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ASP yi nga xam ne ñoo nekk Thiès. ñoom la ñu fas yéene jël incha allah suba. les deux parties dinañ leen jël waaye nag tey am nañ ki nga xam ne moom mooy kenn ci ñoom te leeralal nañu Moustapha waaw ñu gën koo xam ci Gérald ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak a neex. voilà merci beaucoup ñu ngi koy nuyu Modou del dugg lu sa yoon ne Modou del dugg lu sa yoon ne waaw. voilà ASP yi ñu fas yéene leen di waxtaanee jëmale ko 17h jàpp ko 16h30 ba 17h30. ñu fas yéene ko waxtaanee li ñu bëgg rek moom mooy ana lan ngeen jàngatee ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay ASP doon ay ASP di réclamer pour ñu yóbbu leen fonction jox leen fonction publique dugal leen fonction publique que nii nga xam ne ñoom la ñuy def nii parce que bu ñu demee ba ñuy divulguer seen salaire kenn respecté tu leen donc jaratul ñuy nekk ci li ñu nekk wala rek état reconnaître leen ñu bàyyi ASP ñuy attaayaloo aussi. kan moo leen di attaayaloo am na ñu leen di attaayaloo ci am na bërëb yoo xam ne dañ leen fay jox ñuy attaayal ku leen jox ne attaayal bañ leen yéen attaaya yóbbu leen fenn yéen daal dañ leen a jël pour ngeen assurer sécurité kilifa yi nañ leen jox gëdd. ñan ñoo leen di attaayaloo du ma wax ñu leen di jox gëdd ñi leen di attaayaloo mais man. yow yaa mës a dem fekk gis attaaya. déet man waaye yooyu man damay dem partout je suis un reporter te spécialisé am naa spécialité. man loo wax dama koy téye tu es le grand journaliste. waay damay def. quand je suis informé c'est grâce à toi. donc il faut que nga wax moom mu leer. xam nga ASP aussi gëdd bi ñu ko war a jox joxuñu ko. waaw ndax dañ leen a dig ne nangam ak nangam. léegi ba fu mu toll nii joxuñu leen gëdd boobu ba tax na nag nit ku nekk nag. tool bi suñ ko sàgganee ba mu am bëtt yu bëri. jur bu nekk day ñëw jaar. ba tax na nag lu bëri dañ koy faral di def ASP yi te loolu tegul ci yoon. te jàpp naa ne nag nit koo xam ni jàng na la nga xam ne mooy wàllu civisme fonk li nga xam ne moom la sa réew samp logiquement da nga leen di war a jox gëdd ASP soo ko fekkee ci tëli mu lay arrêté seereel sa oto. taxawal sa moto nga jox ko yar. ndax tenue bu mu sol nga warmal ko au moins nga déglu ko nga wax lu mu lay laaj luñ la laaj nga am ko nga wone su la laajee li nga am yëpp nga wone ko nga dem sa yoon du la def dara mais je ne peux pas concevoir ASP bàyyi këram am ay njaboot ñoom dañoo am ay doom am aussi ay waajur ñu bàyyi seen kër ak seen doom ñu ñëw ci la nga xam ne moom lañ leen sant ñu koy def indi nga ne yéen
ASP dong ngeen loolu moom aussi kilifa yi ñoo leen war a dooreel. wala ñu xoolaat situation ñu xool situation bi su nekkee ne ñoom kilifa yi waa nguur gi autorités yi am na loo xam ne mën nañ koo def suñ ko defee ñu jéem a fexe daal ba ñi nga xam ne moom la ñu recruter ci corps ASP yëpp ñu xool yan nan lañ leen di recaser ci feneen. après ñu daal di ko ci fiy jëlee comme que mënuñu leen tenir seen promesse kay. mieux vaut kay nga wut beneen solution ngir ñooñu. te déjà Moustapha wax na ko nee na ñoom am na fu ñu doon liggéeyee di ca gis seen bopp à 100%. mais ñu woo leen. ñu am na ku nekk ci ligne bi Saturne. allez-y waaw. allo. allo. allo oui. oui sëñ bi noo def. ça va bien. wàññil sa télé. waaw mais Pape gàttal ma Pape da ngeen di ma sa télé léegi. tur bi. Moustapha nga ni léegi lan. ma ni Pape moom nañu abal te Saturne ni ñëw. Pape Thioune na leen abal Saturne nu ñëw. waaw. loolu du ma ko nangu sama góor kenn du ko wax loolu. mais ñoom ñaar ñëpp samay góor lañ de. ah. nee na gars yi dañuy ataaya. nee na gars yi dañuy ataaya ASP. moo tax ma bëgg koo dugal ni ko ñan nga gis ñu koy ataaya la. benn moroomu séeréeram bu nekk ci atelier bi ñu ngi koy ree yi nit fi ne nii. Saturne moo yëpp jaam ñi. déggoo maa ngi koy dugal naan ko ñan nga gis ñu ngi leen di ataaya la. benn payen bu nekk ci atelier bi wala saa bu Saturne waxee li ngi ree. wax na dëgg mais maa ngi ñaan état bi mu dimbali leen. effectivement parce que li ñu dégg nii moom lañ leen di fay. daanaka ñaari doom ñett boo ko amee sax matu leen ndékki bay mat kenn dépense. billaay. waaw ñu ngi ñaan yàlla tamit na leen yàlla jàppale bu baax a baax vraiment. ab jullit boo am na loo xam boo ko déggee sa ngoro moom bu xool yërmande di daw tuuti rek dina leen yërëm. waaw li ma dégg naan moom lañ leen di fay xaw ma nag bëgguma koo wax quoi. mais loolu moom matul sax ndékki ñaari nit bay dundal ay njaboot. bilaay boo amee dénkaan sax foofu ci buntu fi ngay liggéeyee lekk na sa salaire. non métti na trop. métti na trop. ama nit ki ngay liggéeyloo te tegoo ko ci yenn conditions yi xam moom mooy waral muy def yenn erreur yi. waaw bu am na loo xam ne góor gu ne góor la. des fois nga xëy wàcc yenn ordonnance yi sa kër. des fois nga xëy wàccoo fa yenn dépense fa tegu matewul. am na loo xam ne boo ko dee def amaana du doon sa jikko sax. xëy na benn problème bi nga bàyyi sa kër te xamoo mënoo taalal loxo di ñaan kenn mooy waral des fois nit ñi di jàdd mboy gi te fekk loolu du doon seen jikko. waaw ñi ngi ñaan daal nañ waxtaan ñun ñëpp ba juboo ñu jàppale leen vraiment parce que métti na trop man li ma dégg daal moom démb benn waaye wax na ko ci benn rajo mu ni loolu la leen di fay mais loolu moom wax dëgg yàlla man jëraluma sax xëy benn bis bay xëy ñaari fan. ndeysaan. waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla taxawu leen bu baax a baax vraiment yërëm naa amiin waay Moustapha an suñu yëre yi maag Pape Thioune. léegi ñu ngi ci yoon bi ak modèle machine bu bees tàkk. Pape xam naa war na laa wax n'est-ce pas. Pape waxuma dara. non dina la wax am na daaj naa waa Thiès. machine ordinateur bu mag bu rafet. parce que ne changé modèle u daamine yi xew léegi. parce que ne di leen defal daamine boo xamante ni nii. képp ku ko gis di ngay naan lii lu mu doon seetu la wala lu ñu teg ci kawam. yaa wóor de. waaw loolu moom boo laajee Pape am na yaakaar naa am na vidéo yi wax dina la ko woon. yow de loo defa gën loo defa. incha allah waa Thiès nañ préparé daal xam ne machine ordinateur bu mag bu rafet lu muy daamine lay def sérigraphe lépp lay def monté naa leen incha allah xam naa bu ma laajee pib dinaa ñëw fay si. amul benn problème. voilà merci beaucoup mais nag yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir Thiès am fi ay entreprise dee leen gunge Allo Prestige seen Allo Prestige la Allo Prestige yu Thiès la donc jot na ngeen am
mu am ay sponsor yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci marché yor ay entreprise loolu leen bëgg a fësal rek mën ngeen koo indi ci Allo Prestige ñu leen koy fësal parce que il est temps émission Thiès la Thiès a ci war a jàpp Thiès a ko war a téye donc yéen ñi ko war a bëgg a téye nag yéen ñi gëm Allo Prestige moom ko téyel ko seen bopp di ko bàyyi xel saa su ne il est temps nag ngeen daal di yónnee boo leen yoree ay entreprise boo leen yoree lu ñu mën a fësal boutique loo leen di jaay doon tailleur doon lépp loo mënti doon rek fas yéene ko fësal Allo Prestige a ngi ni toog comme ni muy fësalee problème yi nga xam ne moo xew ci biir Thiès noonu lay fësalee li nga xam ne moom ngay jaay ba daal di buuxante ba am fa di mel ni concert Youssou Ndour loolu rek lañ leen di daal di defal ci noonu rek Alaaji Saturne Ndione ñu ni gars yi li ñu leen di fay yow yaa wax dañ leen di ataayaloo. léegi d'autant plus que ma doftal ca ne. ñoom jàpp nañ ne wala ñoom wax nañ ne. suñu déggee kàddu Moustapha Faye. nee ne depuis 2013 ba bés ni ki yàlla tey. nee nañu ñoom amuñu benn satisfaction ci li nga xam ne moom lañ leen ci conditions yi nga xam ne moom lañ leen teg te ñu gis ne nag nit ki nga xam ne amoo satisfaction ci li nga xam ne moom ngay def ça sera très difficile nga amal sa liggéey ci anam yu mu waree mu nekk nag loo xam ne nit ñi war nañ cee tenir compte ndax nit ki su nekkee ne tu n'es pas dans de très bonnes conditions tu ne pourras pas exercer quotidiennement et positivement ton travail déjà rek loolu gàllankoor la nga jël ay nit nañu nekkee taxul mu demee noonu seen liggéey su sooxee yow aussi nga xam ne yow yaa leen jël tu es responsable déjà 2013 2021 déjà 8 ans juróom-ñetti at yi sax dafa gaaw nee nañu promesse yi non tenu maanaam dig nañ leen ne dinañ leen defaral lii waaye digge yooyu yëpp nekk na digge yoo xam ne gaa yi nga xam ne ñoo seen kilifa dig nañ leen loolu te lañ leen dig teniruñ ko maanaam dëggaluñ ko mu nekk loolu xam ne nag ñëw na tegu ci jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy rencontrer au quotidien Malick sax ba muy dem di jël Moustapha il fallait waroon na ko laaj question boobu nan ban su ngeen nekkee ci ñi nga xam ne ñooy nekk ci circulation ak ni mel suñu nekkee ci seen bërëbu liggéeykaay yooyu nan la leen di askan bi di jëflanteek ñoom loolu aussi mënoon na caa samp su ca sampooñ moom li ma ci wax xam naa sax ñàkkul ne dina ci dolli leen ndax dama ko brosser mu nekk loo xam ne daal en tout cas plaidoyer bi nga xam ne ASP yi daal danañ ko samp bi yuux vivement que kilifa yi nga xam ne ñoo yor seen mbir ñu daal di déglu plaidoyer boobee ba daal te kilifa soo déggee ab yuux te ka nga yilif moom moo samp yuux boobee impérativement dangaa war a def sa kéemtalaay kattan ngir saafara yuux boobee soxna Cécile Sène. Merci beaucoup. Leur contrat a pris fin ce 31 décembre 2021. L'Union des ASP demande au président Macky Sall de les défier sur leurs avenirs ci loolee rek la ñu daal di indi ñii ne nañu renouveler contrat yi ñii ne déet duñu nangu ñu renouveler contrat yi parce que tënk leen ci 8 ans boobee ba léegi amuñu benn satisfaction ci liggéey bi ñuy def te ñu ngi koy def normal donte ni ñu ngi ciy jot saaga xas lu ne dëkk bi am na ñoo xam ne respecté wuñu ASP yi des fois nga jot ci réseaux sociaux yi ASP yi ga arrêté mboto wala ñu arrêté taxi duñ leen faale te ñooñee di ASP yi dem nañu foofee nga xam ne moom mooy armée def fa 2 ans jàng nañ bu baax xam nañ bu baax liñ leen fi tegee pour ñu liggéey ko donc respect bi dafa war a jógee ci kaw daanu ci suuf am na ñoo xam ne sax da ngay dégg ci seen communication ñu naan ASP bu ma arrêté du ma taxaw Alaaji Saturne Ndione. loolu teguñu ko fenn ka nga xam ne moom mooy yëkkati kàddu wax ne. su ma ASP arrêté du ma taxaw yooyu moom civisme amoo ci tus na nga dem wuti na nga dem jàng la ñuy wax civisme dañ koo jëmmal. am na ku nekk ci ligne bi ne la allo allo oui. aleykum salaam. allo oui yaa ngi ci Allo Prestige. allo. allo oui. maa ngi Prestige. allo. yaa ngi en direct. waaw maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. ñu ngi lay fay. waa di leen gërëm vraiment ci émission boobu. da ngay wàññi télé bi pour mën a dégganteeg ñun. waa ñu ngi leen di gërëm ci vraiment émission bu am solo bi ngeen di def. merci beaucoup. waa di leen wax ni ASP yi vraiment ñun ñëpp xam nañu ni mu demee. contrat bi renouvelé war nañ ko bay waaj a di leen dugal mais Covid moo fa jaar.
te itam faut pas tamit ñuy wax ci ASP di leen jéem a minimiser et truc genre parce que ci ñoom am na ci ay bacheliers y a des maîtrisards y a des gens yi nga xam ne bu ñu defee concours am na ñu bëri ci ñoom sax d'ailleurs def nañu concours ba jàll ñii ngi école police ñii c'est des gendarmes. donc bu fekkee ni ASP ñëw na donc situation moo ko indi woon. parce que dëkk bi chômage bi metti woon na président de la république am benn gis-gisam ne xaaral ma jéem a xool mooy insérer les jeunes. ñu proposer leen ay contrat et ñoom ñu signé ko te dañu nangu woon nañ ko aussi. donc je pense que motiver leen les encourager et tam ku ci gis brèche aussi boo mën a dugg nga dem aussi nga def concours yi nga jéem a avancer parce que tamit lii ñun ñëpp xam nañu c'est provisoire mais je pense que 50 000 francs par mois c'est mieux que rien il y a pas mal de jeunes yoo xam ni par mois ils ne perçoivent rien du tout. donc loolu laa amoon lu may wax di leen remercier vraiment di leen féliciter seen émission bi am na solo. tur bi Prestige ca kaw Prestige ca kanam merci beaucoup. tur bi nan la. malheureusement il est parti. Thiès Prestige ca kaw Prestige ca kanam merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bu ñu mënoon xam tur bi rek mais merci beaucoup. Tout à fait Cécile. moom lu mu wax am na solo. bien sûr mooy ne. wax na lim ne la ñuy faral di jot. nee na loolu moo gën bañ koo jot delem. tout à fait loolu kay. kenn mais naka liggéey ba ñu nekk moo métti. waaw tout à fait. liggéey ba ñu nekk moo métti surtout nag état daal di leen di embaucher donc salaire boobu war nañ ko xoolaat. waaw tout à fait loolu moo tax nag ñu fas yéene ko fii indi. voilà Pape ma naan Pape Thioune sax. Saturne Ndione. Saturne Ndione li nga xam ne moom mooy ASP yi le corps des agents de sécurité de proximité ASP a été créé depuis près de 8 ans. Lors d'un conseil des ministres qu'il avait présidé le 30 janvier 2021 sur la pérennisation du modèle ASP. Le président de la République avait même envisagé la création d'un corps spécial. Les agents de sécurité de proximité demandent au chef de l'État de les défier sur leurs avenirs car leur contrat arrive à terme ce 31 décembre 2021 donc lancé woon nañu appel bu yàgg avant seen contrat di jeex. tout à fait mooy li nga wax sànq rek ci njëlbeenu émission bi. am na ay jigéen yu am fulla ngi noonu. xale jigéen ñi fa macha allah. vraiment ñuy. Tanxadi maa ngi koy nuyu ASP la Tanxadi. ñoom jàmbaar lañu. jigéen yi moo gën toog. lii gën na lépp. waaw gën na lu bari. gën na toog. gën na tëdd. gën na ñàkk bañ a def dara. effectivement kenn du wax ne aussi li nga wax dëgg la kenn du wax aussi ne seen corps bi wala seen liggéey bi. kenn du ko suufeel. waaye nag lenn rek la seen plaidoirie rek moom la ñuy àndal. plaidoirie bien sûr ci la ñuy wax ci suñu gis-gis ne. seen conditions yi daal ñu xoolaat ko loolu daal mooy li am solo. waa jigéen ni sànq wax na rafetlu na seen liggéey. wax na ci sax la nga xam ne jotoon naa ko caa xam mais maa ci xuusul woon. mooy am ña ca nekk ba fexe ba def concours police ñii def concours gendarmerie ainsi de suite. ba gën a am avancement ci ni mel. loolu aussi même police sax boo fa nekkee faaw nga def ay concours pour passer lu bari. même gendarmerie da ngay def ay concours pour jàll ci lu bari. macha allah on félicite de passage vraiment ay góor yu jàmbaare ñoo fa nekk ay jigéen yu jàmbaaraay. macha allah voilà il est temps nag ñu respecter leen parce que am nañu njariñ ci dëkk bi. ñu ngi secondé ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi di leen jàppale. parce que foo dem ci montage boo xoolee bu baax di nga fa gis benn ASP. donc il est temps ñu respecter leen voilà. merci beaucoup allô. Prestige Thiès allô. allô. allô oui. allô. allô oui. salaamaaleykum. ziar. maaleykum salaam delloo ziar. ñu ngi leen di ziare waaye soxna si. ñu ngi lay fay wàññil télé bi. allô nga wax ñu tur bi allô oui. allô. tur télé bi ngay wàññi. Prestige Thiès allô. voilà kooku dem na boo woote waatee da ngay wàññi télé bi dégloo ñu ci téléphone bi loolu mooy tax déglante bi daal di neex. toujours ci rappelel télé numéro téléphone bi. merci beaucoup. voilà ligne baa ngay xat 33 989 00 90 allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu ngi leen di ziare sax. delloo ziar bu wér. Prestige. ñoo ngi nii tur bi nan la. Babacar la. Babacar. waaw.
ya merci beaucoup yaa ngi en direct. waa seen émission bi nag man yàgguma ko ci waa dama xool démb laa yaakaar laa ko commencé ak tey ni éviter benn waaw am joojo ak beneen sant Njaay ko ci war a dem Grand Théâtre Sorano mais ma dégg leen daal ñu wax lu am important surtout la dame là comme li mu wax noonu Thiès social yi affaire yooyu yëpp après tey tamit la suite ma dégluwaat vraiment mu amaat important am njariñ trop te bon ñun ñi ngi dëkk ci région Thiès te li ngeen di wax dama yaakaar ni xanaa yamul ci biir Thiès rek man dente ci biir Thiès la yam rek ñun ñi nga xamante ne dañu bokk tamit ci région bi dañu souhaité ñu yaatal ko ba dëkk yi nga xamante ne Thiès la ñu bokk ñu man gis seen bopp ndax dafa am solo macha allah. waaw ndax social yi ma dégg noonu mu koy wax xawma démb korité xawma lan te démb di mu doon wax noonu ak social yi ñuy def ci kër ndogu ak événement jot ñu jël ay social jox ko néew ci doole ji te ku ne xam na ci réew mi tool yow la kan ak fooy wootee man maa ngi bu Babacar fan ngay nekk ni maa ngi wootee Dakar mais maa ngi dëkk benn place wax Yaate côté pour yaa ngi bokk commune bu Kër Moustapha dëkk bi nu mu tudd Yaate Yasek Yaate boo ñëwee ba Pout waaw à 3-4 kilomètres de Pout tout à fait dinañ fa dem mais maa ngi bokk ci commune bu Kër Moustapha bokk fa incha allah dinañ fa dem waaw li ngeen wax na dafa am solo bu mënoon yaatu moom ba dugg ci dëkk yooyu yëpp dina am solo lool waaw mu bañ a yem ci biir Thiès rek incha allah dinañ ko yaatal ñaanal rek waaw ñu ngi leen di ziar yéen leen ñaanal taxawaay merci beaucoup Babacar waa ASP yooyu tamit di leen ñaanal rek di leen wax encouragé rek ndax dëgg yàlla réew mi toll na foo xam te ku nekk boo sañoon contrat moom embauchement ci topp kon loolu noonu yàlla ne def ko yàlla defal ci parti am mbaa bokkoo ci ñi leen respecté wul waa ñu ngi leen di ñaanal man moom dama leen respecté waaw xam naa Babacar yaa ngi ree de bu baax mukk waaw respecté naa leen bu baax baax man doomu aadama moom dama lay jox cër ñëpp effectivement loolu la doomu aadama Papa Sow ndawal nga ma kenn waaw joxal ñëpp cër te li ngeen wax ci social bi dimbalante bi yooyu man lay loolu te yàgg nekk sama bépp depuis bu may xale non toq na suñu nopp kay jeex na il est très gentil fin de leur contrat les ASP annoncent une grève de 3 jours à partir d'aujourd'hui allô oui allo Prestige yaa ngi ci biir ñu ngi am écho tuuti voilà on est vraiment désolé mais bu ñu leen déggul du am problème allô déjà ASP mu ngi joué rôle am nee nga ci xibaar yi ngeen jot nee ngeen seen grève bi ñoom tàmbali nañ ko tey ñetti fan ngir yëglu kenn de du wax ne ñoom bi ñu grévé ñun yëgguñu ko am na liggéey boo xam ne ñoo ko daan def te suñu banqué seen loxo te defuñu ko it nit ñi dinañ xam ne ñii de am nañ fi njëriñ moo tax nag nit ku nekk rek amal nga société bi njëriñ nit ku nekk rek am na loo xam ne jékku nga ko te soo ko jékkoo te nga am benn bés rek defoo ko ña nga xam ne ñoom nga ko doon defal dinañ ko naan ndekete waa ji am na njëriñ rax ca dool li ñu teg ca ñetti fan vivement que kilifa yi déglu acca nel allo Alaaji Satiru Ndione man nga jël rek ma lay appuyer allo sëñ bi noo def acca dalalal jàmm ci biir Prestige noo tudd ak fooy wootee allo
ndax vraiment dinaa ci doon am anam loolu dafay dimbali askan wi bu baax a baax a baax ci lépp vraiment man du ma AFP mais dama kontaan ci seen liggéey. sëñ bi da ngay wàññi télé bi nga dégloo ñu ci téléphone bi. waaw maa ngi koy wàññi bu baax a baax a baax. voilà nga dégloo ñu ci téléphone bi li ngay wax lu am solo la. ndax ñoom. déjà renfort police lañu. te liggéey bi ñuy def wallahi ñoom ñoo raw sax alkaati yi. ndax foo dem ñu nga fa. dans tout région de Thiès. secteur boo dem dans les marchés dans les hôpitaux tout ñoom ñu ngi ci. ñu ngi circulation ñu ngi fépp ñu ngi ci stade yi ñu ngi partout vraiment dama doon calculer man ñu yokkal leen seen salaire yokk indi leen renforcer leen équiper leen yokk seeni salaire bàyyi leen police. ndax genn wàllu jeunes yooyu yëpp nekk AFP suñu amee lu baax rek yokkute Sénégal la. ci li ma yaakaar. tout à fait. yokkute askan wi la wàññi chômage la wàññi lépp la. vraiment man day su ma sañoon dinañ leen garder équiper leen respecter leen yokk seen salaire te xam ni d'une part Sénégal benn société bu nit nekk mën a liggéey amatu fi. du chemin de fer. du FIB. du FTS. du Lindiane du lenn képp koo xam ne jeunes yi ñu ngi fa daan dem di fortaatu amatul. par contre ñun région de Thiès amuñu lu chemin de fer bu yàqu Thiès dee na léegi ñëpp marché dañuy liggéey garage amul leneen. seen Pape Doumbouya tamit di dimbali askan yëpp partout fépp loxo ma nga fa. man tax ko laa dëkk ren ironé nañu daaw bi ñu ironé dafa ñëw ak équipe am ñëw suñu kër jox ñu xaalis il a tout fait def reportage yóbbu ko reportage bi ngeen defoon daaw Kawsara suñu kër la. kon yëkkati jooleem jox ñu. parce que Seydina Mouhamed jëfare tout pour gis ko man ku dul Pape Doumbouya fii Thiès boo taxee suñu koñ bi kenn du la faale man donc. ndax dafa nekk nit ku baax ku disponible kuy def social kuy jàppale ñëpp. kon ba mu dëkk tali ba mu fa def mu ngi fay feeñ daaw dama fa daan jaar ak sama oto ay kàmb kese la léegi boo fa jaaree tali karo la ba keroog ngay àgg. démb laa fa mujjee jaar di ko sant di ko gërëm nga te gisuma ko di ko ñaanal man duma politicien. mais seen PDG boobu da ngeen koy ñaanal yàlla yokk ko. bu ko yàlla yokkee rek Thiès am lu bëri lu mu ci wàññi. am lu bëri lu mu ci dindi billaay walaay talaay kon nag maa ngi leen sant di leen gërëm di wax waa brigade ngeen leen wax ñoom tamit vraiment ñu ngi def liggéey bu am importance ci Thiès. brigade Ngent ay liggéeykat ñoo fa ne durant seen commissaire bi ba ci suuf ñëpp ay liggéeykat la kon maa ngi leen sant di leen gërëm maa ngi tudd Mbaye Samb donc je suis un boulanger et puis maa ngi sama oto fu ne laay dem di selvi peewlee partout mais kontaan naa ci ñoom trop. li ngeen di def yàlla na ko yàlla yokk. ci merci Mbaye Samb Mbaye Samb. sa numéro téléphone. dégguma. sa numéro téléphone. waaw da ngay taxaw El Hadj jël ko. après dinañ ko jox DG mu woo la direct. amul benn problème. voilà Mbaye Samb kontaan nañ ci yow. yóbbante lay dem ci patron bi yaakaaruma ku dul sama doole. dëgg la mais fii ku fi def lu baax ñu wax ko. dëgg la moomul kenn. dëgg la ne suñ ko defee dinañ leen mën a dugal fenn. mu nekk nag te loolu moo am solo aussi mooy loolu mooy li am solo. ndax su ko defee dinañ leen xettali ci lu bëri soxna Cécile Sène. merci beaucoup Alaaji Saturne Ndione di jaajëfal Mbaye Samb bu baaxee baax El Hadj dina jël numéro am yóbbante bi dina dem ci DG merci beaucoup ki la bëgg rek loolu mënoo ko fay donte ni de ce mercredi donc ni ki démb lañ ko daal di commencé jàpp tey dëgmal suba. waaw mu nekk loo xam ne aussi war nañ ci tenir compte ndax ñoom wax naa ko sànq. ne seen grève ngir jëmale ko ci ñetti fan yal na laata muy màcc ñetti fan rek ëllëg
suba si nañu waxtaan ak ñoom. ba ñoom nag ñu woote waatu wax ne ñun ñoo yëglu woon ngir def grève waaye nag am na liñ ñu dig suñ leen diggee sax baax na en attendant ñu amal ay waxtaan ngir fexe daal ba saafara lépp ndax loolu mooy li am solo. ndax kilifa yi ñoom defar mbir yi rek lañ fi nekkee. fexe ba cause yi. na ngeen def. alhamdulilah ñu ngi sant borom bi subhanahu wa waaye nañu ci jàmm Cécile. oui Cécile. na ngeen def. ñoo ngi fii. mbaa yéen a ngi ci jàmm bu baax. sant yàlla bu baax kookan la. waaw ñu ngi kontaane bu baax. Dieng Caroleur. émission bi. man la Maxa Prestige Kër Issa. Maxa. waaw ma ne. Pape Doumbia. ASP yi seen problème. waaw ñu dëkkee Thiès Nord te laa wax. waaw ASP yëpp nañ ko vooteel mu gañ a mairie moom mu réglé seen problème. ah bon. man maa la wax lii. Maxa yow loolu nga gis. man loolu laa gis te loolu mooy réalité bi. bu ñu grève nañ liggéey. Sénégal day baax. incha allah. bu ñu découragé. nañu liggéey. Sénégal dafa soxla ay liggéeykat. fu liggéey ñu fay la. Pape Doumbia daal liggéey ñu fay ko. 89 00 90 émission bi du émission Pape Doumbia émission ASP yi la yéen a ngi duggal Pape Doumbia trop Alaaji Saturne di bëgg a faral Doumbia. waaw di bëgg a faral Doumbia. di faral Doumbia di woote kenn def na tollanti keneen dooraat tollanti man maa ngi bëgg a tiit sax. di faral Doumbia di faral Doumbia émission bi émission ASP yi la. ASP yi ñoo ko moom. tey ASP Allo Prestige ASP yi la. jafe-jafe yi nga xam ne. moom la agent ASP yi di dund jamono yi. mais Maxa nee na. Maxa nee na. DG moo koy dindi. loolu de la Maxa wax xalaatu Maxa rek la rek nit ku nekk xalaatu Maxa la nit ku nekk waras nga am li nga xalaat. ñu nangul la sa xalaat loolu. nekk na merci Dieng Caroleur maa ngi lay nuyu bu baax a baax. tout à fait allez-y passage maa ngi koy nuyu bu baax a baax Dieng Caroleur. kuy suivre Allo Prestige la. moom nee naa la bokk na ci ñooñee nga xam ne ñoom ñooy parrain Allo Prestige incha allah bientôt léegi rek Allo Prestige. mais El Hadj man El Hadj mi du dara El Hadj mi de seen doo nga baax ci moom seen gi mu sant. voilà 17h26 moo jot fii ci Prestige fi ñu taxaw jot fee ca bureau ba daaw da toog suñu heure des na lu tolloog 10 minutes daaw da. bon pour man sax mat na. ba ma ne xaaral ñu yeeweeku. atia ñu bàyyi Alaaji Saturne yoon Papa Sow bu la neexee dindil numéro yi ñu bàyyi Alaaji Saturne yoon def résumé bu mag comme ni ñu koy defee tous les jours ak Pape Thioune Alaaji Saturne yoon da ngay dal di def résumé des ASP réclament le renouvellement de leur contrat. ñii ne nañ ko renouveler ñii ne nañ leen dugal fonction publique teg leen dans de bonnes conditions nee nañ état nag joxu leen seen cër niki noonu rek ay écho yu ñuy am ak vidéo yu ñuy gis Instagram gis nañ ni ñu ci bari ci ASP yi ñi nga xam ne ñooy population sénégalaise bi joxuñu leen cër Alaaji Saturne Ndione en tant que journaliste na lan ngay def ci ponk bu mujj ci li nga xam ne moom mooy Allo Prestige tey. tout à fait mu nekk nag lu am solo ci tënk rek. ci tënk bu gàtt. te tënk bu gàtt te am njëriñ lool te am solo. macha allah ak ñu daal di ko gunge ak la nga xam ne moom mooy. leçon de morale suñuy jeexal. ñu jàpp ne ASP bañ ko ñu ngi ne ak seen tenue sax. xale yu jigéen on vous félicite on vous aime. xale yu jigéen ASP yaa nga ne. xale yu góor ASP yaa nga ne. soo duggee marché ba gis leen da ngay kontaan. jàmbaar ñoo xam ne jàmbaar lañ. des fois nag ci marché bi des fois may xëy si suba teel nii. ma fekk leen sama jàmbaar yi ma fekk leen ci marché bi. des fois booy puus yi. dañuy gaare ci kaw tali bi. des fois ASP yi suñuy wax ak ñoom après ni ñu leen di tontoo daf may métti à tel point. non da ngay taxaw wax ak ñoom. daf may métti à tel point que après su nekkee policier moo ñëw. su policier yi jigsee rek nga gis leen ñu buus. léegi gëdd bu ñu jox policier yi nañ ko jox ASP yi ndax ASP yi ce sont des régulateurs dañuy régulariser la jëm ci wàllub ordre ak ni mel. C'est logique que ñoom ñu jox leen gëdd boobu. teg nga sa puus ASP nee na la puusal fi nga ko war a pourtant fañ koy teg du foofu. ci kaw tël lañ koy teg kenn waru faa teg ay puus. mais c'est du n'importe quoi au Sénégal. ba tax na nit ki daal lu la neex rek nga def lu jëm ci wàllu civisme doo ci sàmmonte ASP arrêté la nga jaay ko la nga xam ne moom mooy ñàkkeer te tegoo ko fenn te su nekkee ne keneen moo la arrêté nga daal di dangay lox sax di wax ak moom
ngelawaay il est temps que ñu jox ASP yi gëdd ndax ñoom ab corps la képp koo xam ne sa papa sa waajur bokk na ci ASP yooyu wala sa frère doo leen manquer de respect ñoom nag ay nit lañu gën leen ñu bëri ASP yi ñoo leen gën a nekk intellectuel ñu ngi seen lijaasa jékku nañu lañ leen la nga xam ne moom lañ leen jàngal. ci jëla jëm ci wàllub école mais réew mi moo soxla woon ay éléments ngir ñu jëmmal police agence de sécurité de proximité. Il fallait que nag doomu réew mi ñu daal di porter volontaire daal di ñëw bokk ci corps boobu. kon nag le reste c'est l'apanage du gouvernement nañu fexe daal ba li nga xam ne moom la ASP yi di jàmbat ñu déglu leen waxtaan ak ñi leen jiite directeur général bu ASP mu daal di déglu élément yi waxtaan ak ñoom. doléance yi nga xam ne moom lañ koy joyal ngir yóbbu ko fenn bu mu leen wax doléance yi nag mu denc ko bañ koo eggee fa mu ko war a eggee. na fexe nag ba doléance yi suñ ko jébbalee mu daal di ko eggee fa mu ko eggee de ce fait nag ñu daal di booloo daal di faj seen la nga xam ne mooy seen nakar. te loolu nag dina jëmal réew mi kanam te loolu mooy li am solo soxna Cécile. jërëjëf Aladji Saturne Ndione ci loolee rek la ñuy daal di tënk jëmale ko ba daal di lundi incha allah al prestige du lundi au jeudi nii lay demee saa su ne waaye nag di nuyu ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mbengue nekk ca marché central en face fi malien yi nekkee mu doon ku baax ci ñun di seetaan al prestige saa su ne ki nga xam ne moom mooy Amina Sen 24 ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Amina maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar Papa Faye Couture Assane Espagne mu ngi ñuy ziare mu ngi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fu waay mënoon ci nekk rek diaspora YouTube Facebook Instagram WhatsApp fu waay mënoon nekk rek di ñu seetaan ñi nekk ci ëtt yi véranda yi salle yi doon ñu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax Cheikh Ndoye monsieur le maire ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ana café bi ak madame tamit madame Ndoye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Abdourahmane ma daawur ak ki nga xam ni moom mooy Daawur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen jox rendez-vous demain incha allah Allo Prestige dina ñëwaat ci li nga xam ne bu fekkee ni problème yi dafa persister rek fii ba lundi di lañ ko indiwaat ngir trouver ci ay solution parce que ndaw yi moom bu ñu daal di diglee li nga xam ne mooy ASP ñàkkum xëy dina gën a daal di law ci biir Sénégal te bëgguñu mu daal di demee noonu ni ki loolu rek la ñuy daal di remercier Daouda mi nga xam ne moom moo nekk suñu directeur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye El Hadj nekkoon ci son bi Papa Sow nekkoon ci xalere gi ñu ngi leen di jox rendez-vous demain merci beaucoup Mamadou ci affiche yi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax borom Saint-Louis suñu étudiant bi ñibbisi waat na nee nañ ñetti kàngam ci biir prestige moom day wàcc kàngam beneen bi ñibbisi na Papa Sow série Adèle bàyyi Mamadou on vous donne rendez-vous lundi merci beaucoup